mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci juróom benn waxtu bi simili leen ci xabaaru marax yi la ci gën a fës lu yees benn weer ginnaaw bi ñu ko bàyyee mu génn kaso Rebeuss Khalifa Ababacar Sall di jàkkaarloog ay farandoom niki ëllëg ci altine gi meerub Ndakaar ba woon ñuy xaar ci moom mu àddu ci ponk yu bëri bokk na ci amnistie ak élection locale ak présidentielle yi ñu dëgmal rawatina ëllëgam ci parti socialiste dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi njiital Amnesty International Seydi Gassama di ñaax groupe Sénégal ngir mu jëfee dogal gi tukkee ci comité sénégalais comité des droits de l'homme bu kuréelu mbootaay xeet yi ci lu jëm ci mbirub Karim Meïssa Wade ñaax googee nag muy jàpp kon dañ ko war a jëfee lu ko mooy kon mën na gàcceel groupe Sénégal ci gëtug bitim réew lépp loolee nag mooy kàddoom dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi chrétien gi nag ci Ndakaaru di waajal feetu Toussaint ñu jàpp ko benn weer ci weeru novembre gi ñu dëgmal moo tax kon ñu sumb ay set-setal yu yaatu ci mboolem sëkk yi nekk fii ci Ndakaaru ndax kan ni ki tey kon ñu ngi woon fële ca sëkk ya nekk fa Saint-Lazare ay bés bi ñu génn ñu ngi woon ca sëkk ya nekk fa Bel-Air dañ ci ànd ak Moustapha Gabar jëpp ci biir xabaar yi kon mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëtub xabaar yi neskis bu jàllande ñun ci faram fàcce mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV di leen dalal jàmm ci xabaaru marax yi des koy tàmbaleeg nu ñu ko junjee ci ndorteel ak mbirum Khalifa Ababacar Sall ginnaaw bu ñu ko bàyyee mu génn kasop Rebeuss ci grâce boo xam ne njiitu réew Macky Sall moo ko daal di jagleel loolu amoon na ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci septembre gi ñu génn moom nag jàpp na ne kon niki ëllëg dina jàkkaarloog ay farandoom ñuy xaar ci moom nag ay ponk yu bëri mu daal ci indi leeral rawatina amnistie bi nga xam ne kon ñu ko koy tuddal waaye tam élection présidentielle yu ñu jàpp atum 2024 ak élection bokk moomel yi nga xam ne ni ciy dëgmal loolu lépp nag dana ci fas yéene addu ak ëllëgam ci biir parti socialiste ñoo di ci leeral El Hadj Malick Cissé ay kàddu Khalifa Sall ñu bari di ko xaar ci altine bi loolu nar a am ci ab daje bu muy am ak waa taxawu Sénégal ki fi nekkoon maire bu Ndakaaru ñiiti réew mi moo ko gracier ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi ñu génn Khalifa Sall lan la war a wax mu nekk laaj bu samp du ñàkk mu wax sénégalais yi avenir politique am bu ci jàmp mooy élection gox-goxaat yi situation bi nekk ca parti socialiste suñu seetluwee bu baax ginnaaw bañ ko bàyyiwee militant wam yi naka noonu ay soppeem ñu ngi waxtaanee bu baax 2024 mu nekk jongante ñiitu réew bu leen soxal grâce bu Khalifa Sall dialogue national bii di wéyee ni rax si dolli Abdoulaye Wade ak Macky Sall gisee ca Masalikul Jinaan ak ca palais présidentiel nekk na luy indi dal si géew politique bi candidat déclaré ba woon si élection présidentielle yu ñaar fukki fan ak ñeent si weeru février atum 2019 si fàttali dañ ko jëlee ci poste maire ak député ca pencum ndaw réew mi Khalifa Sall ñaari pexe ñoo taxaw si kanamam yoon càmbaraat attewam ba mu am si ndam wala assemblée nationale voté loi d'amnistie lu leer ba leer ginnaaw grâce présidentielle amnistie nekk na lu ñëpp di séentu jëm ci Khalifa Sall ki fi nekkoon maire bu Ndakaaru juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2017 la ko yoon tegoon loxo mu fanaani ca Rebeuss ginnaaw ci tribunal daan ko juróomi at ñu ko doon toppee 1 milliard ak 830 millions ci suñu xaalis ñëpp ñu ngi laaj ni Khalifa Sall ban orientation ak ban engagement politique la nar a teg ci table bi ñetti ay bés ginnaaw ba mu génnee ci kaso bi tontu li ci altine gi la. di ko gërëm El Hadj Malick Cissé ginnaaw mbirub Khalifa Ababacar Sall ñu àddu ci mbirub Karim Wade ak dogal bi nga xam ne mu tukkee ci comité des droits de l'homme bu kuréelu mbootaay xeet yi njiital Amnesty International bu Sénégal Seydi Gassama di ñaax groupe Sénégal ngir mu daal di jëfee yooyee ndogal ndax nag jàpp nañ kon ñàkk ko jëfee mën na gàcceel état bu Sénégal ci biir réew mi waaye tam ci bitim réew loolu la daal di jàpp ba noppee rax ci dolli moom Seydi Gassama daal di dina xam le ni kon ay daan bu dee lal nañ ko ci ñi nga xam ne ay fonctionnaire lañu ci état bu Sénégal te nag yëkkatoon seenu baat ci lu jëm ci mbirum Karim Wade googee jàpp ne kon loolee ab injustice la maanaam kon du yoon kon jaarul ci yoon ci mbir mu nu mel ñu teewlu ci moom ay kàddoom Seydi Gassama moo nekkoon gënu Mamadou Ibra Kane ci seen émission JDD di jeudi du dimanche Cheikh Hassana Fall ci leeral.
mu jiite conseil des droits de l'homme bu Nations Unies ca 2018 ak léegi Sénégal dafa nekk ci obligation wu appliquer lépp loo xam ne recommandation bu jóge ci comité des droits de l'homme surtout ci lu jëm ci mbiru Karim Wade loolu de mooy gëm-gëmu Seydi Gassama moom mi jiite Amnesty International fii ci Sénégal. Aujourd'hui, il faut réparer. Il faut mettre en œuvre évidemment. tey ci yoonu defaraat la ñu war a nekk dañu war a tëral décision bu comité des droits de l'homme bi wax ni nañu defaat procès bu Karim Wade procès bi dañ ko war a defaat te loolu bokk na ci loi Sénégal man de jàpp naa ni dañoo war a ñëwaat ci procès Karim Wade dañoo war a jëfee décision bu comité des droits de l'homme dañoo war a jëfee recommandation bu comité des droits de l'homme mënoo am yenn responsabilité yi ci àdduna bi nga bañ a appliquer yenn décision yi ndax politique. Ces recommandations pour des raisons politiques. ab jaxasoo bu am sunu biir institution yi ginnaaw ñibbisib sunu diplomate yi jóge fële ca Genève nekk na loo xam ne moom jàpp na ni jekkul benn yoon moom mi sax gis ne waruñoo xalaat benn yoon teg ay daan ci ndodd aux fonctionnaires yooyee. Je désavoue entièrement ces sanctions. ànduma ci daan yooyu te tontu yi nga xam ni Moustapha Ka indi na ko tontu yooyu la état bu responsable mënoon indi ci wàllu woowu rafetul benn yoon. Face à une interpellation des Nations Unies. te lu ma ñaawlu la ñàkk déggoo gi nag jéggi na dayoo. Il puisse y avoir des dissonances. Seydi Gassama mi gis ne Sénégal présenté ab rapport ci comité des droits de l'homme sax nekk na loo xam ne lu rafet la déjà waaye moom lu mu gën a bëgg mooy ñu jëfee recommandation yañ fa jëlee ndax gis na ne loolee suñ ko defee day gën a rafetal kanamu Sénégal ci àdduna bi yépp. bokk na ci dogal yi tukkee ci comité des droits de l'homme bu kuréelu mbootaay xeet yi mooy ñu daal di dépénaliser li ñu dippee droit li ñu dépénaliser kon délit de presse maanaam taskatu xabaar yi kon ñu bañ leen di leen tëj ràpp ci kaso bi loolee nag Seydi Gassama jàpp ne dañ ko war a jëfee ci mim réew ndax nag taskatu xabaar yi kon daanaka xam nañu li teggu seen ndodd nan la toll ñu teewli kàddoom moo nekkoon gën a Mamadou Ibra Kane moom Seydi Gassama. xam nga ca tàmbale ba balaa ñoo yegg si fii yëpp waxtaan naa ci ak yenn député yu bëri sax waaye ñu si bëri ci ñoom lu ñu mës a dund ak journalistes yi ak presse bi mooy tax ñuy bañ ñuy wax ay waxu dépénalisation waaye dama gis ne ci àdduna bi si Afrique bi soo xoolee bu baax a baax gis nga dëkk yu bëri yoo xam ne dañoo dépénaliser lii du délit de presse seen dëkk gi laqul dara yàqu fa amul coogu fa jóge te jàpp naa ne journalistes yu nekk ci réew yooyee gënuñoo am formation sunu journalistes yu nekk ci sunu réew président su ko bëggoon suba mën na wax ak ay député am waaye tamit nag leneen da ci am mooy mbir mi patron de presse yu bëri ñoom tamit d'accord ñu ci. Il semblerait que beaucoup de patrons de presse également n'étaient pas favorables. Seydi Gassama nekkoon ganuk Mamadou Ibra Kane daal di addu ci geneen émission muy l'air du temps xam ngeen ni itam mbirub Karim Wade daal nañ ko fa diisoo lu yaatu ginnaaw ba waa Genève kon joxe seen xalaat ci mbiram loolee nag lañ ci nemmeeku ci mbir réew mi mooy daal kàddu yi nekkul benn ginnaaw kilifa yi ak ñi nga xam ne kon ñoo yor lépp loo xam ne moo jëm ci wàllub àq ak yelleef doomu aadama yi loolee nag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ganuk Alassane Samba Diop bokk na ci Jean Charles Biagui ak Amidou Anne jàpp na ni kon kàddu yi daal dafa jaxasoo ci bopp ñëmbaxtalu état bu Sénégal ñoo andi ci Omar Kane. enseignant chercheur ci wàllum science politique Jean Charles Biagui moo ci njëkk a àddu ci moom jafe-jafe am na ci communication gouvernement bi ndax jàpp na ni ñu ngi ci dëkk goo xam ni fonctionnaire yi sañuñu yëkkati kàddu ci seen coobare bopp kon suñu demee ba fonctionnaire yi nekk ministère de la justice am sañ-sañ woowu loolu xel mën na ci tey moom Jean Charles Biagui di laajte ba xam ñooñu amoon nañu ndigal wax ci dossier boobu comme niñ ko defee wala dañoo jéggi seeni yoon mu nekk ay laaj yoo xam ni moom Jean Charles Biagui mu ngi ci xaar ay tontu enseignant chercheur boobu di wax ni réaction bi ministère des affaires étrangères ginnaaw kàdduy directeur des droits humains bii di Moustapha Ka problème bu rëy am na ci wàllum communication jëm ci dossier bile ba tax mu wax ni ci système politique yu yees yi communication gouvernementale nekk na lu ci am solo li ñuy wax ak niñ koy waxee itam Jean Charles Biagui gis ni ñaari mbir moo am ci dossier bi njëkk mooy gouvernement bu Sénégal dafa tegu ci yoonu juboo ak boole ba tax ñu bëgg a dindi lépp loo xam ni mën na indi fitna beneen bi mooy bëgguñu itam indiwaat Karim Wade ci digg xibaar yi. mu doon liggéey foofu ci ministère des affaires étrangères Hamidou Anne gis ni jafe-jafe am na ci dossier boobu. ci kàdduwam amuñu habitude gis ay fonctionnaires di yëkkati ay kàddu yoo xam ni jógewul ci seeni kilifa ndax am na lu ñu tubbee principe d'interministérialité su ay fonctionnaires yu jógee ministère de la justice ak ministère des affaires étrangères dem Genève te amuñu benn coordination
loolu problème bu rëy la Hamidou Anne moo ko xamle mu dolli ci nii ci wàllum diplomatie Sénégal benn kàddu képp la am monsieur Anne jàpp ni dossier Karim Wade bi nekk na gàllankoor bu rëy ci nguuru Sénégal ndax juróom-ñetti at ngi nii mënuñu pare ci dossier boobu li ko waral nag mooy que ni dossier bi nekkul dossier justice kese ndax dafa laale ci politique te loolu mooy indi jafe-jafe yi. Omar Kane ginnaaw seenu génn ñoom ñaar ñooñu di Samba Ndiaye Seck nekk directeur de cabinet bu jëwriñ gu ñu denk wàllu justice yoon ci mim réew ak Moustapha Ka mooy directeur des droits de l'homme ñoom ñaar ñëpp kon dañ leen oolu nit ki ëllëg ci altine gi ngir rek ñu daal di toog ci kanamu jëwriñ gu ñu denk wàllu yoon ci mim réew di El Hadj Malick Sall ngir rek kon ñu daal di indi leeral ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ana fan lañ ko teg loolu nag mu ngi amee ginnaaw mbirum Karim Wade bi nga xam ne comité sénégalais des droits de l'homme àdduna ci du ñàkk dañ ci dikkat mu gën a yaatoo ci sunu yeneen jotaay xabaar leneen loo xam ne yi jëy wër ci wàllu xabaar yi moo jëm ca diwaanu Kolda Fuladu Ceyti ab gox la bu nekk ca diwaan ba lu jëm nag ci wàllub mbëkk mi kon ëllëwte ko ci ko askan wi ba tax lenn ci njaboot yi ñoom danoo sëngeem di jooy ba léegi te noppeegulu ndax seen doom yoo xam ne danoo faatu ci géej gi ña des nag ñoom amuñu xabaar yoo xam ne ko mu ngi tukkee seen doom yi réer ci géej gi ba léegi nii nag ñuy àddoo loole nag tax ba ñoom ndaw yi fa nekk di ni nag seen xel xalaatul mukk jël mbëkk mi ngir dem ci bitim réew moo tax ñuy woo état bu Sénégal ngir mu jàppale leen boo ko defee ñu mën a toog ci biim réew en fait liggéey waaye itam suqali réew mi Seydou Diatta. fii ci diwaanu commune bu Ceeti nekk sow jant région bu diwaanu Kolda askan wi fi yeewoo bokk nañu ci ñu gën a loru ci mbir mi immigration clandestine ndaxte am na ba tey ñuy jooy seen doom te noppeeguñu ñeneen ñi ñoom ñu ngi toog xaar xibaar ñeel seen doom. boo gisee ñu tànn gox bi di Saare Fili bokk ci commune Ceeti c'est parce que dañoo xool ci statistiques yi dëkk bii ni dafa bokk ci dëkk yoo xam ne dañoo ñàkk seeni doom yu bëri ci wàllum immigration clandestine. lu ñu fi ñàkk ci doom gox bi kenn xamul nu mu toll lu ko dale Kolda bi fii. amul genn lim gu wóor ba tey waaye bu ñu sukkandiku ci seede askan wi ak l'enquête bu wàllu yem amal ci gox bi mbir mi jéggi na dayo ba tax ñëpp war ci jóg xeex lu nu mel. bépp jeune buy immigré pour la ci lu gën a bëri même bu tàgguwul papa ji mais day tàggu yaay ji donc war nañu jouer rôle bu important ci wàllum immigration irrégulière boobu noonu parce que ñàkk bu amee ñoom ñooy ñàkk. bu xale bi càngee fale ñoom ñooy jaay seeni jur yi yëpp pour yónnee seen doom yi parce que benn yaay bëggul doomam dee benn yaay bëggul doomam sonn. aydi nene kam kay ɓiɗɗo toujours ko kala ko woni probléme ɓiɗɗo wiite ko nene kono tawa goɗɗo cat bu ñu topp ñun yaay ji mooy saa bu doomu nekkee ci jafe-jafe ñu ñuy joxoñ baaram tuuma fekk yàlla xam na ni yéeguñu tinuñu bekkero ñi nekk ci coono. awa ɓeydanama caɗeele. bari na tey ay ndaw yu jàpp ne soobu ci mbay mi mooy lu fi gën waaye jafe-jafe bi mooy ñàkk financement ak ñàkk jot ci suuf. Seydou Diatta di ko gërëm daal di dellu ci biir réew mi waxtaanee ab téere boo xam ne génne nañ ko ki ko génne nag moom mooy Tamsir Anne moom nag la mu daal di addu mooy Égypte pharaonique maanaam kon Égypte lenn ci li nga xam ne kon jëm na ci wàllu aada ak cosaan ci Afrique sowu jant gile rawatina Afrique gi nga xam ne der wu ñuul kooku la ñu daal di amee am na loo xam ne kon ci aada ak cosaan fa lu bàyyeekoo ba tax nag ci téere mbile mu daal di ci dikkaat ci li nga xam ne moo jëm ci Cheikh Diop li mu doon addu mooy lenn loo xam ne kon méngoo na ci Égypte goge ak tamit réew Afrique yu ñuul yile loole lépp kon daal na ci dikkaat loole nag ngir rek fexe ba li nga xam ne ay bind la wala boog Cheikh Diop bàyyi na ko fi mu bana naax saay ni ki kon démb la ñu doon amal googu lépp téere ñu teelu ci ay leeral ak Aliou Guèye ak Augustin Mandan bi teewee boobu lépp jotaay. mu nekk ab téere wu ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaari page ñu siy waxtaane Égypte pharaonique waaye tamit am na yeneen thèmes yu ñu siy waxtaane lu ci mel ni langue africaine yi moom mi ko bind di si ñëwaat. bi ñu liiree jàngee Cheikh Anta jàngaat ko dañu doon laaj di xalaat waaw at xam-xam bi li mu yaatu te rëy yëpp lan mooy mujjantalu li mu bind lépp ci Afrique lan mooy mujjantalu li mu bind ci Misra démb
bi ñu laajte loolu ñu gis ci biir mu mel ni daal dafa am lu mu doon joxoñ waaw ndax da doon wax ne kat suñu caade yi suñu mbooloo yi suñu maanaam suñu kuréel yëpp ci fànn yëpp ci fànn politique ci fànn économie ci fànn xam-xam yëpp dañoo war a dellu ginnaaw dellu ci Égypte sukkandiku ci ñoom li ñu xamoon door di mun a fireeku waaw door di mun a am maanaam beneen yokkute daal bu bees. ci téere bile moom mi ko bind di wax ni rek dafa bëgg a wéyal li fi Cheikh Anta Diop bàyyi woon. ñi ci bind bëri na waaye liñ def maanaam dañoo jéem fi nga xam ne li nga xam ne Cheikh Anta moom la joxoñoon ndax mënul loon def lépp moom ci boppam sax wax na ko mënuma def lépp dafa dem ba joxoñ mais nag bu fekkee ne da ngeen bëgg a xam maanaam seen cosaan dëgg nu mu demee fu ngeen jógee si cosaan ba yegg si fi ngeen yegg si ak seeni société ak maanaam ci anam yëpp ci anamu jaamu yàlla lan la Afrique indi ci wàllu religion naka la suñu caade yi bindoo naka la suñu société bindoo ci wàllu mbokkante ak leneen ak yeneen maanaam daal ci wàllu yëpp loolu la dañoo bëgg a xam fi nga jëm pour xam fi nga jógee pour xam fi nga jógee pour gën a xam fi nga mun a jëm waaw du rek di xool ci ginnaaw mais pour xam fi nga li ñu soxal mooy tey ak ëllëg. professeur Bouba Diop moom mi nga xamante ni moo préfacé téere bi di wax africain yi ñu liir ko. sunu mbokk bu tudd Tamsir Anne bind téere ci li nga xam ni Misra te tudde woon boppam Këmit indi na ko ci xam cosaanu réewu Afrique yi moom dafa bind téere wane ni sunu maam yi seen xam-xam seen jëf ak yu bare yi nga xam ni fent nañ ko ak mënoon ko mu xam ci baax ak xar baax yooyu yëpp yu bare mi ngi jógee Misra fi Firawna yi nekkoon loolu la bind ci téere te mu wane ko nag ci mbir gëm mbirum tabax mbirum liggéey ak yu bari nga xam ne gëstukat yi xam nañ ko. depuis bi mu génnee àdduna ak léegi moom bindkat ba woon di Cheikh Anta Diop ñu bëri ñi nga xamante ni dañoo amoon cofeel ci moom di wéy di bind ay téere ngir rek continuer lim fi bàyyi. Alioune Gueye ci lu jëm ci histoire du Sénégal histoire générale du Sénégal bi nga xam ne kon jur na coow lu rëy ci biir réewum Sénégal kii di professeur Bouba Diop nekk kenn ci ñi nal boobu lépp téere jàpp na ni kon ñàkkul ne dinañ ci indi ab joyanti waaye nag loolee buy am day am ci njàppandalu yenn kilifa diine yi seen njaboot bu ko defee kon benn coow bañ ci amati ñu teewlu kàddoom moom professeur Bouba Diop ci micro Alioune Gueye. liggéey boobu ñu ni dañuy bind taarixu Sénégal liggéey bu am maana la professeur Iba Der moo ko woote ñu ñëw jàppale ko man mi wax ak yéen man ak suma xarit suma jigéen Roqee Fall ak professeur Modou Fall ñoo nekk ci ginnaam nekk ci wetam di ko jàppale téere yi juróom yi jëkk génn comme ni ngeen ko waxee am na lu ci indi tuuti werante ak coow waaye dékku nañu mbir mi waxtaan nañoo ak ñi nga xam ne yaakaar nañ dafa am lu ñu ci war a yokk wala lu nga xam ne xëy na dañ ko ci war a wàññi loolu la ñi nga xam ni waxtaan nañoo ak ñoom nee nañu leen bu ngeen indee bind li ngeen bind daañu seet nuñ ko ci yokkee. addu ci leneen ci wàllub xabaar ak ginnaaw sëg ya nekk ca Bel-Air te nga xam ne ay bés yi ñu génn fa la ñu demoon chrétien yi nekk fii ci Ndakaaru tey ñu ngi woon ca sëg ya nekk fa Saint-Lazare ci VDN bi loole nag dañ ko daal di amal di setal ngir rek waajal lii di Toussaint di ñu jàpp kon benn fan ci weeru novembre at wi ñu nekk ñoom nag nee nañ kon leen si jublu rek mooy fexe fàttaliku waaye itam bàyyi xel waaye dawlu yi nga xam ne kon ñoo tëdd seen sëg ya ñoo ne ciy leeral ak Moustapha Gabar Diop Souleymane Diallo reportage. setal armeelu Saint-Lazare defaraat ko ba mu gën a yànji ngir waajal Toussaint bi war a ñëw 1er novembre bile. loolu de moo taxoon jug ndawu paroissien yi jugee fu ne si Dakar ngir waajal xew-xew bile. c'est un grand plaisir parce que xam nga fii rek moom rek lañ am de toute façon yàlla nañu yàlla yéexee mais tôt ou tard ñun fii la ñuy mujj
donc man je pense que c'est notre devoir ñëw fii setal ko toppatoo ko affaire parce que ku nekk fii am nga sa proche bi fi tëdd daal. ñu booloo tey jii ñun ñëpp benn paroisse ñu def liggéey bi ñun ñëpp àndoo méngoo jàppalante suñu biir fas yéene ñoo seet si suñu maam yi. nuñ ko tam di defee at bu nekk ndaw yi feesoon nañ fi ngir wuyu woote archidiocèse bi. léegi évêque bi dafa demander que chrétiens yëpp jeunes yi xale yi ñëw fii tey ci cimetière Saint-Lazare pour nettoyer ko lépp set balaa ñu ak 1er novembre mooy fête des saints c'est la Toussaint donc moo tax ñun vraiment jël engagement citoyenneté ñëw fii tey pour accompagner église bi ci liggéey boobu. chaque fois que ñu yegg ci jamono ji ñu woo ñëpp paroisse yëpp mais en l'occurrence xale yi ñu ñëw bale pour que jour Toussaint bi képp kuy ñëw di ñaanal mbokkam toi ñu mën a dugg ci milieu bu sedd milieu bu rafet fa lay ñaan di gëne quoi looloo tax ñu koy def. nu ko turam wundee Toussaint doon fête bu ñu magal képp koo xam ne ràññeewu nañ ko ci yoonu chrétien ñu xam ko déet fête bi la tamit di fàttali nit yëpp seen yoon bu dëggu du leneen lu dul sellal ak yoon buñ ko mënti jaaree. Moustapha Gabar Diop jërëjëf addu ci ndaje bi nga xam ne yëngu ci wàllub coiffure ñoo ko daal di amal nekk fii ci réew mi ak ca bitim réew loole nag ni ki démb lañ ko daal di amal waxtaan gu yaatu nag ci jiital groupe SLC ngir waxtaan rek lépp loo xamante ni kon jëm na ci wàllub kawar rawatina li ñu dippee cheveux naturel ñoom nag waxtaan yi itam jox nañ ñi nam kaddu soxna yi ngir rek ñu wax lépp loo xamante ni seen xemmeemteef la jëm ci wàllu wi nu mel ak li nga xam ne kon mooy karaw jigéen ñi der bi amee der bu ñuul ak tamit lépp loo xamante ne ni jëm na ci mbirub kawar loole mu ngi amee ci teewaayu Sofia Ba Cheikhou Gaye. coppul man lañ doon màggalee karawu nit ku ñuul mu tombeloon atelier coiffure yu waa SLC doon amal Awasa moom mi xam ni xam-xamam màcc na ci karaw di ñu xamal yan jafe-jafe la jigéen ñi di jànkonteel si lu jëm si toppatoo seeni karaw. On a vraiment des problèmes avec nos cheveux nous en tant que... ñun jigéen ñu Sénégal yi am nañ ay jafe-jafe yu bari ci suñu karaw yi lu koy indi mooy greffage yu bari yi ak afro yu bari yi ñu bari xamuñu nan la ñuy toppatoowee karaw nit ku ñuul soo leen seetuwee jigéenu Sénégal yu bari dañoo am problème mu leel. Ils sont devenus vraiment laids. Yohan Cohen moom mi jiite groupe SLC di xamle ne mbégteel dongalee am ci andil saafara jafe-jafe jigéen yi wante mu ngi xamle ni fagaru moo gën. L'essentiel c'est que chaque personne. yile produit dafa nekk li nga xamante ni moo ko jig ndax mbir mi ku nekk da ngay xool lu la arrangé rek nga def ko. soi-même. Ndiaye Siré Ba moom mu ngi xamle ni contentement rek lay am ci lu mu nekkee ambassadrice bu karaw nit ku ñuul di xelal xale yu jigéen ñi ci lépp lu jëm ci seen njëkkaay. macha allah dama kontaan ci tey événement bu toll nii ñuy wax ci affaire taaru karawu nit ku ñuul daal di ne moom la ñu indi suñu dëkk amuñu kuñ ci taamu bu ñu ma ne woon dañ ma invité comme gan rek dama ciy am mbégte rawatina ñu ne mu jël ma war a firndeel loolu war ko teewee doon ambassadrice bi macha allah lu sedd sama xol la te lu ma gët sas buñ ma teg la te it pour wax sama mbokk jigéen yi nga xam ne ñu ngi am problème ak mën a assumer nangu seen karaw bu ñuul bi ni mu mel man je me dis que yow yaay gis ne jàpp ne yow ni nga mel nii rafet nga nii sedd na ci sa xol. karaw nit ku ñuul nag mu ngi gën a am dayoo fépp ci Afrique ñu daal di ko wax mouvement nappi. daal di addu ci li nga xam ne kon mooy nataalu bés bi ñu jagleel ko Yaama Ndiaye ab tailleur la jigéen la nag koo xam ne dafa dund ak way laago atam toll ci 41 loole lépp kon teewu ko kon takk lafu sëram ngir daan dooleem ngir itam sigil boppam nee na nag la mu bëgg daal mooy suqaleeku ci mim réew waaye tamit doon mannequin boo xam ne danañ ko ràññeeku fii ci réew mi ak ci bitim réew Tidiane Cissé. mu toog ci puus-puusam buñ ko gisee dañuy foog ni day waaja yelewaan ni waaye Yaama Ndiaye day ñëw rek jeexal benn ñaw bi mu commencé woon avant màggal gi pour moom nekk couturière dafa nekk fierté ci moom. man dama ne man Yaama suma Sénégal gi yëpp man koo xeeb ma man dinaa fexe ba valoriser sama bopp métier bi man je trouve que ne man métier bu noble la man dama gis ne métier bu noble la.
bëri na ñi nga xamante ni dañuy jàpp situation bi mu nekk comme handicap ba mu des moom tey jii li mu bëgg moo di doon top modèle ci mannequinat fii ci Sénégal. idée bi du sama idée l'idée est venue de ma fille moom moo ma ko wax mu ne ma yaama ma ne ko naam mu ne ma waa lu tax yow bëggoo nekk top modèle ma ne ko top modèle mu ne ma waaw il faut nga nekk top modèle handicapé yi parce que man je te vois loin. dama doon connecté wu après ma gis benn handicapé bu dëkk Caraïbes ma woon ko ma ne ko pourquoi pas nga def comme nii tu peux le faire mën nga ko def te di nga si génn gëma sa bopp rek boo gëmee sa bopp di nga si génn incha allah. ajam toll ci ñeenti fukk at ak benn yaama am na tey ji ñetti doom te ñu jaral ko lu ne. mooy sama taaw moom moo nekk université muy jàng ñoom rek laa am parce que nga am sa yaay mu nekk handicapé c'est pas facile sama dundu neex na neexul c'est pas facile daal. handicap ak mannequinat doon lu mën a jaaxal ñu bëri waaye kii di Yaama Ndiaye nee na dina dem ba jeex ngir rek percer ci domaine bii le mannequinat bi lekkuma ci 100 francs CFA Sénégal lekkaguma ci ñaar fukki dërëm bu fekkee ne am na. nañ ñu bàyyi xel te xam ne si àdduna bi la ñu bokk te toll nañ si jamono boo xamante ne nous sommes 15% de la population sénégalaise kon ñun duñ ay nit tuuteetuñu. mu ngi daan doole moom wax dëgg yàlla. doo mosoo ko gis mu toog fenn di yalwaan man de ba mu juddoo ba tey mosuma ko gis. mu juddoo ci atum 1978 ci région bu Kaolack Yaama Ndiaye dafa nekk waylaago bu am ambition ci dundam li mu jàpp moo di nekk top modèle wala sax ambassadrice waylaago yi ci àdduna bi yépp. di ko gërëm Tidiane Cissé daal di àddu ci wàllu tàggat yaram ak gaynde Sénégal yu ndaw yi ni ki tey kon lañ leen duma ca diwaanu ca réewum Guinée Conakry kon daal ñoom kon duñu bokk ci CHAN 2020 bi ñu amalee fële ca Cameroun ndaw ko Serigne Saliou Diaye ñoom nag ni ki tey kon match bi lañ leen duma ginnaaw ba ñu leen duma ci biir match bi benn bal ci dara ndax xam ngeen ne kon match aller bi Sénégal moo dumoo doomu Guinée benn bal ci dara kon ci lañu jàllee ci teg dóor yi Guinée kon daan ko ñett bal ci benn loolee kon moo résultat bi nga xam ne moo ndar képp éliminatoire bu CHAN 2020 te ñu koy amalee ca Cameroun. kon mbokk yi loolee moo laf laajtu xabaaru marax yi sant leen bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun gërëm ñëpp ñu jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yemb. rédaction mu jox leen dox daje 19h45 ci xabaar ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba ma jox leen dox daje 22h30 bu ci àlandee ci jukkib xabaar yi feeg boobu ngeen woy di ànd suñu programme ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñu fanaan ci jàmm ngeen nekk ci jàmm.